asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo nu mu gën a tedde ziyaar leen nu mu gën a selle ñu ngi leen di ñaanal fu ngeen toll yàlla di leen dolli barke ak leer rawatina ci weeru leer bi ñu des ba tey muy weeru sang bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci jeexitalu wala ñaareelu xaaju rabiul awal bi ñuy delsi ci seen quraanul fajr gannaaw fan yi ñu nekkoon ci yeneen tabarakallahu ci burdu beeg ci mawlid beeg ci ziyaare ji ay mbokk ak mbokk yu ñu jëflanteel tabarakallahu ci anam yu bare bari di sant ñëpp nag di jégglu tam rek ci ñàkk mën a tontu message yëpp ak ñàkk mën a tontu laaj yëpp de quraanul fajr bi moom tabarakallahu day jur ay laaj te mbokk yi dañuy indi ay laaj yoo xamante ni jaadu na tam ñu dem gëstu ko ndax kenn sañul ni am nga tontu yi waaye ñu gëstu ji ko jot nañ fi ay laaj yu takku nag léeg-léeg ma delloosi ko rek ci daara ji ndax xam naa ni dina am ñeneen ñoo xamante ni dana leen jariñ sama benn yaay booy bu baax mi ngi ma doon laaj mbiru incarnation ndax alquran daf ko indi bu fekkee ni ko suñu mbokk shintoïste yi yeeg bouddhiste yi di waxe boobu amul ci alquran alquran moom ku nekk benn bakkan la attribué te bakkan boobu bu faatoo li yàlla wax dana ko àtte yowmal qiyam ci li mu indi kullu nafsin dhaiqatul mawt summa ilayna turjaun la wax waaw ilayna ba moo lay wax ni kon du fii lay dellu si ca yàlla lay dellu kon ni ñuy wax incarnation boo xamante ni incarnation de l'âme la te mooy bakkan bu faatu ba noppi ñu jël ruuxam dugal ko ci beneen yaram loolu amul ci diine alquran soutenir ko da nga gis nag léeg-léeg controverse yoo xamante ni dañu koy delloo ci ay ayat alquran li yàlla di wax naa muutu summa ahyaakum am na ñu koy interpréter comme ni waaw loolu kon xanaa du firiwul incarnation comme yàlla daf ni bu ngeen deewee ma dekkalaat leen wala ma dundalaat leen wala li xewoon ci waa asxaabul kaf mais loolu même personne bi lay nekk nga xamante ni dafay nelaw lu yàgg wala mu dee lu yàgg yàlla delloo ko ruuxam kooku du incarnation parce que incarnation mooy ku fi jógee nga jël ruuxam jox ko beneen jëmm te loolu alquran indiwu ko amul benn atte diine wala benn texte ci zikr bi bu ko indi ak yeneen laaj tabarakallahu yi dellu ci yaru xale bu jigéen ndax xale yu jigéen yi sañ nañu leen jàngal loolu laaj bu doy waar la de tabarakallahu sayyidatuna Aïcha bi ñu joxe toujours comme exemple xale bu jigéen bu tuuti la woon sang bi jël ko jàngal ko ba mu nekk recteur université de Médine ba bi sang bi làqoo mu continuer di jouer rôle boobu ci ñi fi yonent bi bàyyi woon ñu donn ko yonent bi sax kenn mënu koo donn waaye ñu ko wuutu woon bokk ku mel ni Aboubacar doon baayam ak Omar kon waaw xale bu jigéen ak xale bu góor amuñu différence ci yar lu dul ci physiologie ndax ni leen yàlla binde ci physiologie waaye bu dee wàllu acquisition connaissance xanaa jigéen sax la ñu war a gën a sonn surtout ci li xew ci penc mi léegi nga xam ni dañuy wax jaawale xaqiqa nda ndeysaan thème bi ñu jëm nii léegi ci saar bi te jëm ci baat bi boo ko jëlee wa raawadathu llati huwa fi baytiha bu ñu taxawee ci raawadathu bi rek mooy séduction bi nga xamante ni Zulayxa daf ko jëmale woon ci Yusuf te Yusuf nekkoon xale waaye dafay thème boo xamante ni dañu ko askanale jigéen mu jur nag ay tonalité yu bokkul ci penc yu bokkul dañun boo ñëwee suñu penc danañ la bëgg a rey ak jigéen dafa war a jonge te jonge bi ndeysaan ñu dégg ci ni moom dañu war a xaar ci moom mu am benn surcroît d'attention ak benn surcroît de nu ñu koy mën a waxeeti toppatoo góor waaye loolu bu jaadoo ci jigéen dafa jaadu itam ci góor nda yàlla dafa wax góor ñi askinuhunna min haysu sakantum min wujdikum ay bay tolloog benneelu fukkeelu saar ak juróom talaq waay bu fekkee ni yéen da ngeen a am lu ngeen ni xeemeem di ko mébét ci ambition bu leen dem bàyyi seen soxna yi gannaaw askinuhunna yëkkati leen min haysu sakantum min wujdikum ca fa ngeen toll ak fa ngeen mébét yéen moo xam statut la moo xam ambition la wala tudaaruhunna li tudayiqu alayhinna waaye bu leen desal gannaaw
wala ngeen leen ni gàkkal wala ngeen leen ni tuumaal wala sax rek ngeen bàyyi leen ñu des ginnaaw ba yëkkati ay lor di ko teg ci seen kaw bu ñu waxee nga naan jigéen du def lii jigéen lii la war a def jigéen moo war a yor kër moo war a taajal jëkkëram añ moo ko war a ba mu jur ndeysaan drame yi ngay dégg ci penc mi moo tax yaru xale bu jigéen ci la ñu war a gën a sonn léegi ndax tabaarakallahu li études yi wane te mooy gëstu yi dellu ci penc mi les études dans le champ social li mu wane mooy xale bu jigéen bu la gën a jàng te bu ñu waxee jàng rek bu ñu def confusion ni jàng école jàng yëpp a baax li may wax ndeysaan sama benn sang bu baax bu ma ko waxee mu ne ma man jànguma école ma ne ko bu ko waxati da ngay wax demuma waaye ñëpp a jàng sa tabaarakallahu ëttu yaay boobu nga nekkoon mu yar ay mukallaf yar ay responsable mënoo faa génne te jànguloo kon ñëpp a jàng bu ñu nee xale bu jigéen na jàng yëpp la ñu wax nda jàng bi jiitu kay mooy jàng bi ci kër gi moo tax mag ñi daan wax daara te di bañ a dissocier éducation ak enseignement nga génn kër gi dem defi enseignement boo delsee ci kër gi ñu yar la ñu ne dafay am gap ci diggante bi nañu fexe ba boole njàng meek yar mi mu nekk ci benn espace temps loolu indi daara kon bu ñu waxee xale yu jigéen ñi nañu jàngi loolu lañ ci jublu te ku ci gën a jàng rek gën a yeewu te lu jigéen ñi gën a yeewu gën a bañ ñu noot leen góor ñi nag dama yàlla baal seen orgueil boobu nga xamante ni xaw ma fan la ñu ko jële moom la ñu yor rek léeg-léeg ma tooñ benn mbokk ma ne ko waaw xanaa maam Adam li ko yàlla jëkk a bind avant Hawa di ñëw ca dialogue baak Iblis daf ko contaminé orgueil boobu ndax orgueil boobu doo ko gis ci jigéen ñi waaw bëgg a teg jigéen ñi lu ñu àttanul te ba pare bëgg ko layale diine te diine ni la wala tudaaruhunna li tudayiqu alayhinna bu leen stressé bu leen teg tuuma bu leen teg lor wa in kunna ulaatu hamlin fa anfiqu alayhinna bu fekkee ni dañoo ëmb seen doom na ngeen augmenter seen dépense toute dépense du xaalis rek dépense émotionnelle dépense attentionnelle dépense façon bu nekk maanaam dépense mooy li ngay génne mu jóge ci yow ji dem ci keneen yàlla nee na wa in kunna ulaatu hamlin fa anfiqu alayhinna bu fekkee ñi dañoo ëmb te nekk ci seen sëy ak yéen waaye yëkkati leen lu ngeen am ci énergie ci alal ci cofeel ci attention yokku ko ca ñoom xataa yadaana hamlahunna ba keroog ñuy ndeysaan wàcce la ñu yor bu ñu ko wàccee nag dégg nga yàlla de fa in ardaana lakum bu fekkee dañu leen a nàmpalal seen doom naka la ko waxeeti fa in ardaana lakum fa aatuhunna ujurahunna fay leen indemnité d'allaitement waaw loolu ndax safaanoowul ak ki tabaarakallahu tongal soxnaam mu demoon defi consultation duñ koy waxeeti dem ndeysaan mu ngi ëmb ba toll ci weer xale bu tuuti bu am ñaar fukki at ak ñaar dem defi consultation pour ñu wax ko nu xale bi nekk ci biiram nga ñëw sa borom kër naan la lu tax taajaloo ma añ waa xoolal boobu doye di yow xalaatuloo coono ba la mu daj ca transport ba te boo seetee sax joxu ko paas te daf ko war a jox paas jox ko indemnité da ñun ñii di liggéey ku ci dem mission sa salaire dara du ci jóg waaye dañ lay jox indemnité nga fay sa hôtel fay sa lekk fay sa transport yépp yàlla nee na bu ñu leen nàmpalalee seen doom wa aatuhunna ujurahunna fay leen indemnité d'allaitement waaye yow xanaa loolu bu ñu ko doon rappel jigéen ñi ñu ñaan nàmpalal suñu doom yi ñu fay leen indemnité d'allaitement kon dina am beneen taxawaay bu ñuy am ci ñoom bu dul di leen sonal loolu nag loolu la ñu war a di ko waxtaane waat di fàttali comme ndeysaan nit ñi ñoom seen diine amuñu ci lu dul aadal yàlla nee na waa seetal ñi nga xam te ci biir saar bii la ko waxee ni ko nan la ko waxee ti sax nee na daal ñoom daal seen ngëm illaa wahum mushrikuun naka la ko waxee ti mi ngi ci biir saar bi bis bu nañu fàttali aaya boobu seen ngëm daal doo ko mën a nangu lu dul dañ caa boole bokkaale te mooy bokkaale boo xamante ni dafay feeñ ci aada bu ñu cay boole ca te bokku ca waaye looloo xew ci penc mi wa maa yuminu du ñu wane seen ngëm aksaruhum lu ëpp ci ñoom wa maa yuminu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun penc mi nag koo fi dégg ndeysaan mu naan la waaw defaluma nangam lii la diine wax boo ko laajoon lu diine wax ci boppam xamu ko waaye la mu lay wax ni diine ko wax ci jigéen xamu ko daf ko inventé ci aada la ko teg te aada ak diine ni bokkuñu
moo tax daal war nañu jël ay matuwaay ci famille yi yaraat tabaarakallahu góor ñi dañ leen a war a yaraat te loolu du mot bu grossier dañu leen a war a yaraat ci ñu xam nu ñuy nekk ci penc mi ak jigéen ñi parce que bu fekkee ni ndeysaan jigéen ñi mënuñoo mucc sëy xam nga fi mu nekk nii boo delloo ci statistique yi dañ lay bëgg a rey ak waaw divorce yi dañoo bari te kat divorce yi li ma ci jaaxal mooy bu ñu jógee jigéen ñi la ñuy tuumalati naan moom de dafa tas mel ni moom rek ka tas mel ni du woon dafa nekk ak góor waa divorce kay bu ñu ko waxee góor ak jigéen la lu tax góor ñi duñu leen incriminer ci divorce te fi mu nekk nii jigéen ñi gën a équilibré ci penc mi mooy ñi nekkoon ci sëy ñu def loolu ñu tegoon leen ci ay tuuqi duna ba ñu génn jàpp seen jàmbur ñooñu gën a équilibré fi mu nekk nii ndeysaan lu ëpp ci jigéen ñaa ngi ci sëy yoo xamante ni du jàpp du bàyyi ndeysaan li ma sama benn mbokk doon wax nee na ma wallaay ndeysaan nee na ma moom mënta jàpp mënta bàyyi waaw ku mënul jàpp mënoo bàyyi kon nekkal ci fitna rek lay nekk waaye loolu la ñu soppi ci thème bi nga xamante ni ci la ñu toll tey waraawadathu llati te mooy séduction bi nga xamante ni ndeysaan dañu koy tudde jongewologie li ma dégg sama benn yaay booy di ko wax la jongewologie mi ngi bëgg a rey jigéen ñi ci penc bi dafa jaadu nag ñu dellu ci la sayyidatuna Aïcha jàngale woon te mooy xàmmee sayyidatuna Aïcha bi ñu ko tuumaale dafa jàpp njàmburam fay dem kër baayam toog te baayam mooy Abu Bakr moom la yonent bi gën a fonk moom la gën a wóolu ci penc bi ba bi muy dem daf ni bu fi jógee na ko Abu Bakr wuutu waaye bi hadisatul ifk bi ñëwee te ñu tuumaal ko te tuuma bi tegu ci ay calomnie kese suspicion kese te loolu ngi ci penc mi fees fi dell sonal gor yu bari nag ndeysaan ñu leen ni duut baaraam loo xamante ni wóorul kenn yàlla nee na bu fekkee ñi da ngeen fay suspecté kenn baa ngeen jiiñ fi kenn dara su ngeen mënul andi ñeenti seede yéen ci seen bopp nañ leen jàpp waaw fa in lam yatu bi arbaati shuhada mu ne yéen kon yéen ci seen bopp yéenay tooñkat yi ku mënul andi ñeenti seede waaw xoolal loolu waaye sayyidatuna Aïcha bi yàlla wàccee aaya ba leeral mbir mi ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni tam dañu ko tuumaaloon rek te ba ñu ko laajee moom itam mu maandu ci ndax xam ni yàlla day àtte dëgg te bu joxee avis wam mën naa am mu indi beneen crise ci penc mi te crise bi ñëw na ba noppi mu neutre ci rek waaye neutralité bi sayyidatuna Aïcha daf ko liir comme doute te loolu tam jigéen mënu ko wéyaale ci kër mu ne nag comme doute am na ci bàyyil ma dem toog sama kër bàyyi ba yàlla àtte waaye bi yàlla àtte nga gis aada musu fi jóg baayam ni ko demal nga tuubal sa jëkkër mu ne ko lu tax ma koy tuubal waaw fii ngay gis nag ci penc mi jigéen boo xamante ni dañu koo tooñ ba ñëpp attan ñëpp seede ni dañ koo tooñ ñu naan ko waa léegi nag demal nga raam tuubal sa jëkkër lu tax mu koy tuubal sayyidatuna Aïcha dafa lànkoon ni du ko tuubal yàlla lay sant loolu moo jaadu góor ñi dañ leen a war a tëggaat ñoom itam ñu wàcc seen orgueil boobu summi mbubbu orgueil li may wax sama waa kër summi leen seen mbubbu orgueil ngeen lakk ko bu leen ko sax sànni keneen mun na ko forjël lakk leen ko ngeen sànni ko ci dóom ba ngeen sànni ko ca àll ba ngeen dellu si waat ci tabaarakallahu tarbiya bi nga xamante ni moom la mag ñi nekke woon mag ñi ñu yàlla baaxee la ñu woon ñu xamoon place su jigéen lool jox ko lool di ko toppatoo lool mu jural leen sérénité ci kër gi la li taskunu ilayha bi kay loolu lay firi waaye séduction boobu nga xamante ni dañu ko askanale jigéen moo indi yii yëpp ndax dañu leen ni nax góor jigéen dafa war a jonge góor ni nga koy yore góor ni nga koy defe waaw yàlla ba muy wax innal muslimina wal muslimati wal muminina wal muminaati aaya bay tolloog fanweer ak juróom ci fanweereelu saar ak ñett lu ko gën a leer ci indi langage bu équilibré ndax bu crise amee ci penc sax noonu la ko waxee wa in xiftum shiqaaqa baynihima bu fekkee da ngeen a ragal tension am ci seen diggante ñu ne mu ne fa baasu hakaman min ahlihi dem leen ngeen wuti ay ambassadeur ci famille yu ko góor ki wa hakaman min ahliha de la même manière ay représentant ki ambassadeur ci famille yu ko jigéen ki in yurida islahan bu fekkee ñoom ñaari camp yooyu dañu ànd waaw loolu kay lu équilibre la waaye da ngay gis crise am ay góor kese daje ni jigéen du ko fekke wala ku jigéen ki duñ ko wax day xaar ba ñu àtte ñu wax ko li ñu àtte mbokk yi loolu dëppoowul ak alquran dëppoowul ak nité dëppoowul ak moral dëppoowul ak équité kon nañu ko teg ci suuf aada buy yàq la te mi ngi yàq suñu penc
jigéen ñi sonn nañu ñu ngi leen di teg tuuma bu nekk di leen teg tuuqi duuna bu nekk xanaa ñàkk rek kay doy na yow yaa ngi yor jigéen ci kër doo ko jox dépense yoroloo ko dara boo xëyee ndeysaan lu néew la nga ko joxoon sax nga nangu ko yooyu yëpp mi ngi ci penc mi ngi ci penc mi bari fi ba bëgg a dee kon waraawadatu bii ñu toll nga xamante ni moom la ñuy wax séduction ndekete dañu ko détourner ndax dafa am tuuti égoïsme ci séduction moo tax baat bi boo ko doon xool ci alquran sax dafa bari firi nda li arab yi di wax al marawada la pluriel bi marawada mooy rek yooyu nga xamante ni dañu koy yëkkati am lu ñu ca namm ndax baa ngi soqeekoo ci raada bii firi li ñëw te dellu nag boo koy xool ci langage physique signal la wala émotion wala message wala onde ba ci tawassul beeg ñaan bii nga xam ni da nga koy yëkkati am loo ca bëgg ndeysaan imam Busayri boo seetloo su ma juumul baytam ba ca ñetteelu buntu ba xaashaahu an yuxrima raaji makarimahu aw yurjia al jaaru mu ni minhu gayra muxtarami mu ne daal yonent bi daal jomm na ngay yaakaar ci moom sa yaakaar di tas ndax tedd nga ba ca moom a tax mu ne jomm na itam nga dëkkaaleeg moom te jariñoo woo ci ormaam ak teraangam waaye baat bi ci vocab ci luxa loolu lay firi waraawadatu bii nga xamante ni ndeysaan moom la Zulayxa wax alquran nettali ko te nga xool nag Yuusuf lu mu ëndaale parce que li ma la wax xisa bi léegi xam naa xata sax tax mënuñu ko tënk waaye xoolal Yuusuf li mu ëndaale mi ngi ëndaale li ñu jëkk a jàng ci tajwid bi tey wala ma balaxa ashuddahu te loolu rek dafa doy capital koo xamante ni yaa ngi am fukki at ak ñaar yàlla nee na pourtant am na maturité ko am 40 ans wala ma balaxa ashuddahu ba mu amee maturité ko am 40 ans te fekk ma jiitaloon ca wa kadhalika yajtabika rabbuka ca aaya juróom benneel ba ca laa nag far mottuleel ko aataynaahu hukman wa ilman li ñëpp di wër te muy jëriñ ñëpp ma far ko jox ba mu mat mooy sagesse ak xam-xam am lañ la wax ni mooy aaya anniversaire ndeysaan wala ma balaga ashuddahu aataynaahu hukman wa ilman ndax ñaar yi ku koy yokk ci at mu nekk léegi nga rëcc yu bëree bëri ci àdduna dugg ci apesanteur ku àgg ci maturité te moom lañ la waxoon toutes les maturités physique intellectuelle émotionnelle spirituelle carré d'as la woon yàlla baaxee la tegal la hukman wa ilman te mooy xam-xam ak sagesse booy atte ak booy dunde da ñaar yi bu ci nekk teraanga la waaw kooku kay dafa rëcc pesanteuru mbiru àdduna pesanteuru séduction pesanteuru charme pesanteuru passion wu dund daf koy rëcc nga am nag yàlla tegal la ca wa kadhalika najzil muhsinin te mooy am na yoo xam ni dootoo ko mën nag waaye ku xamul nag xamul waaye ku yàlla defal lii am na yoo xam ni dootoo ko mën Zulayxa xamul li Yuusuf ëndaale na ndeysaan da ngay gis nit mu toog rek nga xamuloo lu mu ëndaale nga bëgg a ñëw wër koog séduction wër koog ay langage de charme di ko jéem a attiré ndaraawadatu bi loolu lay firi waaye ndekete Yuusuf li la ëndaale ci capital kële lu mu ca xam nga xool firi bi dafa wuute ci alquran ci juróom-ñaar yi mu ko indi te juróom benn yëpp ci biir saar bi la nekk pour wax la ni kon thème séduction bi dafa bokk ci thème ya ñu jukki woon ca njaalbeen mu bokk ci thème yi nga xamante ni mooy thème centralu saar bi te fii xisa bi toll fii la lépp nag di tàmbalee ci biir palais bi nda lu ëpp ci xisa bi fii lay xewee léegi génn nañu Kanaan kër Yaqub waaw ku nekk nag am nga loo jàpp Yuusuf lii la ëndaale te mooy maturité sagesse science wala boog xam-xam ak itam yàlla yëkkati ko ca club ba ñëpp bëgg a bokk te mooy ihsaan te gis nga ci biir fii ma ngi koy yokk beneen grade mooy ibadinal muxlasin waa kii loo ko mënal bu dee gilet de sauvetage am na ko bu dee coque am na ko bu dee anti missile am na ko ak missile boo mënti andi ndax xale yu jigéen ñi ñoom ñu ngi ak seen i sol ak seen i aérien seen i sous-marin yu kenn xamul waaye ku yàlla baaxee ba nga dugg ci balaga ashuddahu say maturité yépp mat nga baal yàlla baaxe la nga am hukman wa ilman di màgg di yokku ci xam-xam di yokku ci sagesse muy jur comportement bu rafet ci sa bopp ci sa famille ci pénc mi ngay dem ba yàlla di la dugal progressivement ci club bu ñi sell ñi
kooku laa ni mi ngi ci apesanteur yu bari du ko jot, séduction du ko jot. ndax xoolal baatu sanuraawidu bi bi ko waa kër Yaqub yëkkatee ca aaya bay tolloog juróom benn fukk ak benn, sanuraawidu anhu abaahu beneen sens la am, te mooy danañu fexe ba détourner attention ci baay ba. nda baat bi loolu lay firi, nda séduction saa yoo ko déggee rek yaa ngi jéem a détourner attention pour indi ko ci sa bopp, moo tax mu xaw a am tuuti égoïsme. te fii ci bu dee ci Yuusuf toujours da ngay dégg an nafsihi wala an nafsi. nga xool nag fi ñu toll tey ci ay ñaar fukk ak ñett bi ni ko alquran nettalee ndët li fii style indirect la, daf ne waraawadathu jéem na détourner attention kan hu Yuusuf allati ka nga xamante ni huwa moom Yuusuf fii baytiha ma nga ca faveuram. pour wax la beneen thème a ngi nii ci biir boo xamante ni incha allah dinañu ci ñëwaat, mooy li ngeen tudde chantage. léeg-léeg ndeysaan nit ñi defal la teraanga rek bëgg a profitoo ca teraanga ba yóbbu la ci loo xamante ni bokkul ci terme de référence yi. ki nekk jox la marché am luñ ca yaakaar, tabaarakallahu bindal la gàllaaj am luñ ca yaakaar, yëkkati la ci benn teraanga am luñ ca yaakaar. fii baytihaa bi danañ ci ñëw incha allah, waaye raawadatu bi style indirect la. léegi nag style indirect bi dafay dem di dëppoo ji ak yeneen raawadat yi ci biir saar bi. na ndeysaan boo xoolee dafa dëppoo ak bii ñu wax ni ba ca topp mooy aaya bay tolloog fanweer ak ñaar ci biir. daf ne fa dhalika alladi lumtunnani fii, xam nga waxoon nañ la ni ci bokk na ci thème yi ci biir tam mooy les rumeurs de la cité. ndax moom Zulayqa bi ko Yuusuf tabaarakallahu parce que ñaari séduction moo am, dafa am séduction active ak séduction passive. séduction passive boroom yëgu ko, maanaam da ngay toog ak ñi la yàlla binde rek nit xool la rek nga neex ko, looloy séduction passive. Yuusuf nag loolu la def, ndax moom la yàlla waxoon, xam nga ndeysaan boo déggee firikat yi dañ la naan baat bi sax man soppuma ko, firikat kenn xamul lu muy lan lay tekki, waaye boo demee ci xisa yi dañ lay wax naan Yuusuf nisfu jamaal lañ ko jox, mooy bu ñu jëloon toutes les beautés te ñu beauté physique, mais ci la bokk nag ndax alquran wax wa zaadahu bastatan fil ilmi wal jism, élégance corporelle wala beauté plastique genn wàllam yëpp la ñu jox Yuusuf. totalité bi la sang bi jël sallallahu alayhi wa sallam. kon am na ñoo xam ne boo leen gisee seen beauté physique mën na la séduire balaa ngay jot ci seen intérieur, waaye ndekete libaasu taqwa dëgg-dëgg moo baax te mooy beauté intérieure. waaye Zulayqa séduction passive la Yuusuf def ci moom, te daf ko ne jàkk rek ni kii du nit, te ñoom loolu la ñu wax ma hada bashar, ne kii du nit, in hada illa malakun karim, kii malaaka bu ñu wàcce kaw asamaan la. waaye gis nga ni muy dëppoo, ndax daf ne hiya raawadatni an nafsi la wax. Yuusuf daf ne alquran dafa nett li ci style indirect ni wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi. bi kaa bi amee buur bi taxaw ñu daal moom tam ndeysaan Zulayqa mu détourné, Yuusuf ni hiya raawadatni an nafsi. nga gis kon concordance am na ci wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi bi mooy malgré lui. Yuusuf ni hiya raawadatni an nafsi, moo ma forcé de, te forcé bi ba tey àggul. moom laa lay wax ni boo nekkee ci apesanteur spirituel, ci balaga ashuddahu hukman ilman muhsinin mukhlisin, kenn mënul fexe ba dugal la ci yooyu. te mooy ay affaire àdduna ki ay affaire passion. nga gis ndeysaan ba waa dëkk bi ndeysaan ñoom itam naa imraatul aziz ñu ne turaawidu fataha an nafsi, baat bi ñëwaat. kon gis nga concordance ni muy amee ci récit bi yëpp. imraatul aziz de la première dame ñu ne turaawidu fataha an nafsi, moom de daf doon jéem a séduire xalem bi malgré lui. an nafsihi bi ñëwaat na ndeysaan ba mu leen bëggee nag convaincre ni leen ngeen kii ngeen naan dama ko doon jéem a séduire, xaaral ba ngeen gis ko. ba mu organiser fête ba dama koy maanaam li ma ci jublu rek mooy wax la ni raawadat yi concordé fii. bii ñu toll mooy 23 dafa dëppoo ak 26 bi Yuusuf di jéem a setale boppam ca hiya raawadatni an nafsihi. dëppoo itam ak 30 ba nga xamante ni moom la waa penc mi wax imraatul azizi turaawidu fataha an nafsihi. dëppoo ak verset 32 bi nga xamante ni bu Zulayqa ci boppam moo leen wax li tax mu ne fa dhalika alladi lumtunnani fii, kii de mooy ki ngeen ma doon wax
wala qad raawattuhu an nafsihi man kay nangu naa avoué naa ni man maa ko doon jéem a séduire lu tax mu ne waaye dégg nga àtte bi de mu ne fastaasam mu ne mais ku gore la ku ñoŋ la ma ko doon wooye de mucc na ca fastaasam moom reconnaître na ni échoué na et pourtant loolu du gàcce ci moom ndax ndeysaan statut bi Youssouf amoon ba ñu demee ba ca biir nag ba nga xamante ni léegi buur bi décidé na libérer Youssouf foofu tam da ngay gis concordance ca verset bay tolloog juróom fukk ak benn waaw yéen maa xat bukkun na dégg nga baat bi ñëwaat na israawatun na Yuusufa an nafsihi te boobu ndekete du woon Zuleyxa rek ndekete boobu jigéen ñi ci penc mi yëpp Youssouf la jommal na leen ndeysaan moom nga doon dégg ñuy wax naan waaye xad shagafaha hubban kii mbëggeel moo koy bëgg a rey te ndeysaan cofeel kenn mënu ko contrôler ndax fa mu nekk la te la imam Busayri wax ndeysaan waaye yàlla imi fil hawal uzri maadiratan minni ilayka walaw ansafta lam talumi adat ka xaaliya boobu muy way cofeel la nga ca biir xol kenn mënu koo contrôler xanaa kay benn ndeysaan xanaa benn télécommande la boo xam ne yàllaa ko yor moom nag ndekete boobu waa penc mi jigéen ñëpp ndeysaan ñi ngi bëgg a séduire Youssouf te Zuleyxa am privilège ndax fii baytihaan li Youssouf nekk ci biir ay appartement ba pare mu yilif ko loolu tam dinañ ci ñëw ci biir xisa bi beneen affaire a ngoog Youssouf Zuleyxa dafa nekkoon patronam waaye tabaarakallahu gis nga rek ndeysaan ñu ne ko haasha lillah ñoom itam ñu delloo si conclusion fastaasam bi waaw ñun ñoo ko gisoon bëggal ko suñu bopp waaye moom de haasha lillah ma alimna alayhi min su moom de gàcce ngaalaama xamaluñu ko benn déviance xamaluñ ko benn déviation kon day dem ba yàgg moom ci boppam la alquran waxoon ci style indirect wa raawadathu mu dindi style indirect bi def ko style direct conjugué ko première personne du singulier te mooy man mii la de wallaay ana raawatuhu an nafsi gis nga diggante 23 beeg 56 bi lu ne xew na fi waaye day mujj rek nangu ana raawatuhu an nafsihi dégg nga mi ngi koy doog a wax ci làmmiñam dañ ko doon jiiñ ñu koy wax ci style indirect muy joxe ay justification léegi taxaw na ci kanam mu penc mi yëpp ne la fi xewoon nag man mii de maa bëggoon Youssouf gis nga li yàlla di def xam naa dinañ ci ñëw pour bañ a anticiper na ndeysaan Youssouf dana ko mujj jël soxna bi buur bi décédé ndax li ñu jàng tey ci xisa bi hammat bihi hamma biha te mooy cofeel léeg-léeg mu nekk onde boo xamante ni dana dem du delloo si waaye léeg-léeg mu nekk onde boo xam ni day dem delloo si résultat moom laa la wax ni la moo xam émotion la moo xam lettre la moo xam message la moo xam onde la moo xam sonde la moo xam signal la yii dañu leen xam ci propriété physique boo xamante ni moom la opticien yi di wax réflexivité mooy bu demee ba dal ci cible am dafay delloo si xamoo salaatu ala nabi bi ñu lay wax ni la sa chance la xamuloo ni foofu la tegu ci principe boobu la tegu mooy principe bu réflexivité du signal optique te mooy boo ko nee tay dóor ko ci cible bu la cible ba ëppee ceeñeer bu ca dalee bu dellusee ci yow rek tabaarakallahu da lay delloo si yu bari jeu de lumière yi ngay gis ci noonu lañ koy système ci technique boobu lañ koy defee mooy principe c'est un principe naturel de l'optique mooy réflexivité ndeysaan loolu nag la Zuleyxa mujj nangu ci ana raawatuhu an nafsihi waa léegi loo ci mën te ndax an nafsihi bi kon li muy firi mooy tentative bu mu doon jéem a détourner Youssouf la ci boppam te mooy ki la bëgg a séduire daf laa bëgg a génne ci sa coquille d'apesanteur waaye bokkul nag ak li ngeen tuddee viol wala li ngeen parce que viol dafa am violence séduction bu fekkee am na violence émotionnelle la te li ma la wax ñaar la te mooy séduction passive ak séduction active benn raawadahu ngay fekk ci alquran bu bokkul ci suratu Youssouf pour wax la kon ndekete tem bi te mu saar bi la mooy la mu wax ca suratul qamar saar juróom fukk ak ñeent te tolloog ay fanweer ak juróom-ñaar te waa kër ndeysaan waa kër luut la woon wala qad raawaduhu an dayfihi fa tamasna ayunuhum te mooy ñooñu nga xamante ni ndeysaan ñoom itam ñu ngi ni fang ci penc mi ñu leen tudde boroom ñaari tur yi te jarul laam nuñ koy waxee te laam-laamee mooy ñi ngeen tudde homosexuel yàlla wax na ci ñoom atte yu leer nañ ñu bëgg fi ñëw di ñu indil ay naan les Nations Unies ak xawma la démocratie ak ci loo xam ni dafa contre nature
peuple yi ko àtte xanaa léegi la ñu nangu mu am tuuti cër waaye bu jëkk kenn sañu ko woon mbokk yi maa ngi jégalu ci dellu si tey bi xaw na sheyki waaye incha allahu bu ëllëgee ñu noppalu te continuer incha allah semaine